télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci njàngum ren bi ko yóbbu séntu ci salfaño ñi ko xamle ñoo di jàngalekat yi nga xamante ne ji ñoo bootu ci syndicat des enseignants du moyen secondaire du Sénégal di SAEMS li ñu bëgg moo di état bu Sénégal li nga xam ne déggoo woon nañu ko ak ñoom di accord atum 2018 ñu daal di koy jëfe lu ko mooy leneen luñ ci teg rek mën na andi ak salfaño ci njàng mi ci joojile jamono syndicat jàngalekat kon yi bootu ci syndicat yi ànd ci ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo di CSA tey ji amal nañu ab janook taskatu xabaar yi ñoom it li ñu bëgg daal moo di jàngalekat yi ñu gën leen a gëddal waaye it fexe ba rémunération gi ñu baaxoo ak ñoom ñu gën koo teg ci yoon jàngalekat yi ci école privée yi ñoom it di yëglu li ñu bëgg mooy nguur gi taxawal benn direction boo xam ne mooy lijjanti école privée yi ndax bari na lu ñu ciy dund ni ay jafe-jafe bokk na ci payoor gu tegewul ci yoon doxub ñaxtu boo xamante ne ji askan way yeewoo fële ci ruddee ñaay ñoo ko amal tey jile collectif gi ëmb ndaw ñu foofee ñoo ko amal liñ ci bëgg bokk na daal ci fexe ba liggéey yi ñu fa tàmbali ñu daal di ko yeggale kon nu mu gën a gaawee ndax am na lu bari lu mu leen di jural ne ay gàllankoor médecin yu Sénégal yi tey ji kon taxaw temm ci ñu seet ana nan la ñuy lijjantee lii di paj mi ba mu gën a tegee ci yoon ñii yëngu ci paj te tegewul ci yoon di médecine illégale la ñu bëgg mu daal di fii jóge ci seen gis-gis ngir loolee mën a nekk faaw kon dañuy jëfe li nga xamante ne ji moom moo di nouveau code de la santé publique ndax jàpp nañ ne kon mooy li ko fi mën di jeexal leneen ci wàllu xibaar bokk na ci football ak coupe confédération africaine bu football ñaareelu tour préliminaire ale jàmbaar dafa daanu tey jii ci stade bu Kees diggam ak club bi di Enyimba International FC bu Nigéria la benn bal ci dara la ñu ko dóor mbokk yi lii moo fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ñu faram-fàccee leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi dañu koy dooree ak ñii di waa SAEMS yëkkati seen kàddu di yëglu ngir njàng mi bañ a mujj ci ay jafe-jafe ñoom syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal li ñu bëgg mooy déggoo yi doxoon seen digg gouvernement bu Sénégal atum 2018 nañu ko jëfee lu ko may leneen lu ñu ci teg ay jafe-jafe lay indi ci wàllu njàng mi commission administrative bu SAEMS moo doon daje tey jii ci suba gi dañuy déglu kàddu yi Sawru Sène ci micro Alhassane Ba caméra Mouhamed Dieng. jàngalekat yi nekk nañ ay nit ñu responsable ay citoyens yoo xam ne quand même on était très patient mais nag gis nañ ni quand même effort boobu nga xam ne jàngalekat yi def nañ ko dafa mel ni gouvernement bi gisu ko loolu moo waral depuis école bu mu tëjee ba léegi ñu ngi doon alerter pour que ñu dem ci monitoring des accords loolu defuñu ko xaar ba école di waaj a ubbi ñu door a taseeg jàngalekat yi problème bi nag mooy protocole d'accord boobu nga xam ne dañ ko xaatim depuis 2018 gis nga poñ yi ci nekk jàngalekat yi mayituñu kenn ñu xaar ci lenn lu dul ñu dem vers la matérialisation beneen attitude boo xam ne gouvernement bi jël na ko lu dul matérialiser protocole d'accord bi li wérte woor mooy dañuy engagé xeex bi te nag ma wax ko bu dee ministre de l'éducation priorité am mooy stabilité système fekk ne gouvernement bi yeneen ministres yi nga xam ne ñoom ñoo war a intervenir dans le système ci lenteur administrative yi muy fonction publique ci corps des administrateurs scolaires fonction publique ci li nga xam ne mooy concours passerelle professionnel yi mise en position des stages yi mais décret bi ñuy xaar depuis 2019 mu wala créer le corps des PCMG en EPS bu dee gouvernement bi bougéwul ci question yooyu rawatina nag question système de rémunération des agents de l'État gis nga bu ñu bougéwul ci question yi année bi kenn mënul empêcher mu am ay perturbations. yeneen jàngalekat yu yëglu moo di jàngalekat yi bootu ci syndicat yi ànd ak waa CSA ñoom li ñu bëgg bokk na ci rémunération jàngalekat yi ñu gën koo xoolaat waaye ay recrutement ci jàngalekat formation fële ca FASTEF ak yeneen i ñaxtu yoo xam ne tey jii lañ ko xamle ci jano buñ doon amal ak taskatu xabaar yi ñu ko doon defee ci siège bu CSA bañ ca noppee Abdou Fati secrétaire général bu SELS moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ak Oumar Mbow. Depuis maintenant 2019 am na ay enseignants yuy xaar seen résultat formation diplômante loolu c'est inadmissible ngeen xam ni également am na sunu camarades yoo xam ni dañu war a def ay li ñu naan mise en position de stage depuis juróomi at ñu ngi xaar ñu ngi waaj a dem retraite chargé de cours yi ñu ngi dimbali nguur gi mais nguur gi di leen pénaliser loolu nag dafa war a dakk waaw di wax ni également école pandémie bi dafa ñu war a yee mbas mi dafa mel ni jànguñu ci dara
jànguñu ci dara mooy tey xool leen école yi masque amul lave-mains amul gel amul kenn clôturé wul école yi soo demee Louga 30% des écoles amul point d'eau kooku moom c'est la porte d'entrée mbas mi dafa mel ne jànguñu ci dara donc nañu recruter sànq wax nañ ko suffisamment d'enseignants ça moom fa lañ leen di xaar infrastructure yi tamit sànq wax na ko scandale bu gën a rëy amul mooy Sénégal ñun ñuy joxe suñu impôt pour ñu tabax ay école soo demee ci zone yu bari lancé nañu marché yi am ay nit gagné ko nit ñi toog fii Dakar sous-traité ko sous-traitance bi yeggul. ba tey njàng meeg njàngale mi ak jafe-jafe yi ci am yeneen jàngalekat yu yëglu moo di jàngalekat yi ci privé bi anam yee ñuy jàngale ak seenu payoor ak na mu tuuteeg seeni njaatigeeg ni ñu leen desee jox cër lii la ñu bëgg mu daal di dakk tax ñoom it ñu yëglu sàkku ci gouvernement bi mu baaxee leen direction mu di kiliftif goo xam ne mooy saytu doxalinu école privée yi ci réew mi bu ko defee lépp lu ñuy def te tegewul ci yoon danañ am fu ñu ko mën di jooytoo Socé Fall mooy secrétaire général enseignant privé du Sénégal ñu déglu ko ak Oumar Mbow. dañuy dem ba nekk dem retraite du ñu am pension du ñu am retraite tey jii enseignant école privée da ngay feebar ba nekk ci biir école bi génn classe bi kenn du la jox 10 francs pour nga faju yow yaay dem faj sa bopp wala say mbokk ñoo lay faj. vacances jot 95% des enseignants yi nga xam ne ñu ngi ci privé yi kenn du leen fay te pourtant loi bi lu mu wax c'est très clair mooy. après 2 ans boo ko defee ci benn école 3e année bi da nga leen war a fay 12 mois sur 12 mais am na jàngalekat yoo xam ne dañuy def 20 ans kenn du leen fay chaque vacances année bi daal ay 6 mois lañ leen ci fay régulièrement octobre ñu ni moitié weer bi comme at bi le 14 lañ ubbi donc dañ naan la moitié weer bi lañ lay fay juin jot ñun la moitié weer bi lañ lay fay juillet xalaatuñu ko août septembre lu leen neex la ñuy def dañu lay jël tey suba ñu dàq la. comme si vraiment précarité bi dafa ëpp Sénégal surtout dans l'enseignement privé ñu bëggoon vraiment affaire boobu mu jóge fi ñu respecté ñu xam ne ay jàngalekat lañu ay doomu Sénégal la ñuy jàngal parce que nag li ñuy def mission publique la même bu fekkee parents d'élèves dañuy fay xale yi ñuy jàngal ay sénégalais lañu donc état bi ñu bëgg mu respecté loolu xam ni moo ñu bokk njaboote ñun ñëpp. route des Niayes askan wa yeewoo ca li ko wër tey jii dañoo amal ab doxub ñaxtu bi nag collectif des jeunes des Niayes ñoo ko woote lañ doon ñaxtoo ko xultu mooy daal liggéey yi nga xam ne tàmbali nañu ko fa ñu daal di koy yeggale ndax taxaw gi mu taxaw bari na lum leen jural ne ay jafe-jafe mu di liggéey yi nga xam ne dafa traversé commune bu Thiaroye bu Yëmbal Malika ak Kër Massar nee nañu juróomi at a ngi yëfee demul cëng dikkul mbaylaar jur na sax watay Dakar dem dikki nangootuñ faa dem ndax dem baak dikk ba dafay metti ci ñoom tax ñu di ko teggi muy coono bu métti ci ñoom nag tey ji lañ ko doon xamle ndonga ka la ñu ci yàndal ñu sonn lool ñun nga xam ne ñoo dëkkee Malika dëkk Yëmbal dëkk Thiaroye dëkk Kër Massar bu fekkee Dakar dem dikk bi nga xamante ni moom mooy transport public bi nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ñu amul xaalis 200 francs ngay fay nga dem biir Dakar mënatuñ koo gis 16A jaaratu fi 16B jaaratu fi 221 bi jaaratu fi sonn nañ tàyyi nañu feebar yi bëri na ndax poussière bi beneen bi moom mooy ñi nga xamante ni mooy impacté yi ñi nga xamante ni jël nañ seeni kër na leen état bi indemniser du fekkee autorité réagir ñu dinañ passé étape supérieure def acte 3 du fekkee toog nañ ab diir dégluwuñu lenn dinañ jàll étape supérieure te étape supérieure du boobaa nag kenn du ne dégguma ko woon. kooke ngeen doon gis mooy amee kàddu collectif gi jaboote ndaw ñi dëkkee fële ca route des Niayes ñi woote woon doxub ñaxtu bi ñeneen ñu yëglu tey ji moo di médecin ordre des médecins du Sénégal ñoom it tey amal nañ am ndaje moo xam ne liñ ci doon waxtaane mooy seet nan la ñu mën a def daal ba teg paj mi ci yoon ñi cay laxastu ca bokkul ñu mën leen cee seppe loolee nag ci seen gis-gis ngir ñu mën koo jëmmal faaw dañuy appliquer lii di code de la santé publique bu yees bi ngir kon gàntal pexe yi ñiy jaare ci mpaj di njublang mu di faux médecin yi dellu siwaat nañu it ci siiwal li nga xam ne moo di tableau bu yees bu ordre des médecins 2021 ñu ànd ci reportage ak Fatima Touré Amadou Ba. anam bu ñuy amalee li nga xam ni moo di médecine fii ci Sénégal di rek daal di indi ay jafe-jafe kuréel bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu médecine du ordre national des médecins du Sénégal daal di amaloon benn ndaje ngir daal di waxtaanee rek lépp loo xam ni ay jafe-jafe la ci seen métier boobee. li fi nekkoon comme
ay textes réglementaires ñu xool ni biñ ko créé ba léegi yàgg na te jamono day dox donc laaj na ñu changé ko tey bu ngeen xool ordre mooy des médecins mooy ordre bu njëkk a créé Sénégal mais ba léegi amuñu siège donc ci plan bi ñu def ci ordre fii ak juróomi at war nañu am siège bu nga xam ni bu mucc ayib la. troisième axe bi mooy ñu service yi maanaam mu mën a accessible ci médecins yi. bu ñu sukkandikoo ci cadre président ordre des médecins du Sénégal ngir nag ñu daal di mën a réussir lépp lu nga xam ne nag dañ ko tekk ci ay pexe faw rek ñu daal di appliquer lu ñu naan nouveau code santé publique. dañuy lënkoo suñu doole ak ministère de la santé ministère de la justice ak ministère de l'intérieur pour jéem a xool képp kuy def naka si lu noonu ñu xool boole suñuy doole pour arrêter ko loolu tam dafay tax bu ñu jàppee nit tey emprisonné ko ñeen ñi bugg def dañu xaw a ragal ba duñ ko def. loole nag tàbbiwul benn yoon ci noppi ku tëx ndaxte ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom nee na dégg na bu baax li nga xam ne rek moo di ay mbébét yi nga xam ne sax médecins yi am nañ ko te lépp loo xam ne nag ay dispositions la dinañ ko jël. mooy lépp loo xamante ne tënk nañ ko fi rek li si ëpp solo mooy finalité bi mooy patient bi. bu ñëwee si foo xamante ne médecin dafa nekk mu ne ñi kat wax dëgg yàlla seen profession bi organisé nañ ko en tout cas man ngeen compter si ministère de la santé man ngeen compter si gouvernement bi. lu ëpp nag 7 junni médecins inscrire nañu ci ordre des médecins du Sénégal nekk ay chiffres yu am solo bu ñu sukkandikoo ci kàddu ba tey ki nga xam ne moo di président ordre bi lee loolee sax moo waral muy ñaax ñi nga xam ne ñu ngi soog a am seen i diplôme ñoom ñëpp ñu daal di ñëw daal di inscrire ci ordre bi bu ko defee nag seen métier bi daal di gën a ñoŋ. weer wi ñu jagleel ñi amee woppi cancer di octobre ñoo nga ca mu di octobre rose ñun nag dañu ci jaare seet keneen koo xam ne cancer dal na ko muy góorgóorlu di wéy ak moom ba daanaka wér na Jalika Soumaré lay wuyoo lu ne daj na ko ci wopp ji waaye nag mi ngi sant yàlla ndax jàmbaar dëgg la ca wane muy xam le ne wopp ji ko dal soppiwul dara ci doxalinam ak dundam Aminata Mbaare Sow seeti woon ko. li gën a marqué ci moom mooy fu mu toll mu ngi reetaan di xàqataay. Jalika moom lépp da koy delloo ci loxo yàlla moo ñu may dund moo ñu yónnee feebar moo koy wéral ba pare tamit nag man dama mës a am joie de vivre. Jalika Soumaré dafa amee feebar bi di cancer waaye tey jii mu mel ni mu ngi ciy wér ginnaaw bi mu defee intervention chirurgicale. pare naa traitement bi mooy la waraloon feebar bi la ko waroon faj def naa ko pare naa. mais léegi suivi bi moo ci des day am suivi d'ici 5 ans nag. moom nag feebar boobu lee mu ngi feeñ ci moom ci mars 2020 waaye bu mu feeñee ak léegi lépp dafa xeex ak feebar bi dellu lépp nag ci loxoy borom bi. ma nettali la benn kii sama benn sama sœuru xarit la quoi en fait mu ñëw fi toog fekk moo ma joxoon ay conseils yu bëri nag ci mbirum kii bi ndax bi mu ñëwee seet si ma un jour. fekk maa ngi feebar nag mu xool ma rek ndeysaan xam naa kii yom yàqu mu commencé di jooy ma xool ko ba sa yàgg ma ni ko allo maam mu ne ma ni ko looy jooy mu ne noo dara c'est que xam nga ni ma la xamee woon ak yooyu ma ne ko bul jooy boo jooyee damay tiit te man bëgguma tiit man moom xam naa ni damay wér. loole sax moo ko may force ba mu engagé nu mu gën a gaawee paj mi le. ñu ngi ma ko diagnostiqué en mars 2020 dama dal. yàlla dogal ma teel ko gis teel koo xam ñu def li ñu war a def yëpp analyse yeeg bilan bi ñu war a def yëpp pour xool ñu xool heureusement que laalul woon fenn donc ñu entamé traitement bi moom dañ ko entamé rek kii ko bousculer ko rek kii ko daan ko. tey jile li nga xam ni jot na kaa dund ak feebar bi di cancer nee na ab cas d'école la ko def. ndaxte fépp fu mu toog ak ay soxna da leen di sensibiliser di leen wax naka la ñu mën a def ba moytandiku jàngoro boobule. Aminata Mbaare Sow jërëjëf. Fambaye Mbow bu ñu ko tuddee xel dem ci xale bu jigéen boobu nga xam ne yàlla da ko natt woon woppi yaram muy ngeen koy gis ni mu fekk baax fële ca Dagana tolloon ci 20 fukki at ak juróom génn na àdduna. moom Fambaye Mbow faatu kon fàttali ne feebar bi mu ko sonalee bari na fu mu doon sàkkoo ndimbal ngir kon ñu dimbale ko mu faju ji amit ñu taxawoon ci jàppale ko yàlla def na li gën moom Fambaye Mbow kon génn na àdduna. waxtaane wàllu politique ak parti socialiste gi yëglu li ñu bëgg moo di seen maire yi nga xamante ne ji kon dañu jiite ay diwaan bëgg nañu
ñu jiital leen ci liste yu Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi ñu dëdmal am na ñu it yéene joxe seenu caution loolee ki ko xam ne moo di Abdoulaye Wilane porte-parole bu parti socialiste ñu teewlu ko ak Abdourahmane Diallo. ñun parti socialiste gor du weddi boppam wéyal coalition bi nga xam ne 2012 mën a gën saa suñu ne dañuy dem élection ñu ne dana tas te tasul ñu ngi jëf di liggéey Sénégal njëriñal Sénégal liggéeyal Sénégal moo ñuy teel léegi nag ànd boo gis la koy yàq mooy xañe lu jaadu wala tege lu jaaduwul kon tey ba ëllëg dañuy continuer di waxtaan waaye di xamal nit ñi ne li ñuy parti bi militants yi demandé ci yenn gox yu bëri bala sax man maa nga woon ci jotaayam la ci ëpp dañu wax ne dañoo bëgg ñu dugal fay suñu caution waxtaan ak suñu njiit jox nañ ko mandat bi mu dem toog ak njiit yi Benno Bokk Yaakaar suñu kilifa suñu déggooyee xayrun su amee mbetteel bala mu am jafe-jafeñ parce que du ñëpp ñoo élève seen njaboot te ñun nag gi ci parti socialiste nañ nawee woon wegee ko Ousmane Tanor Dieng noonu wala nu ko raw la ñu wegee la ñu nawee Aminata Mbengue Ndiaye parce que léegi dañoo yore ndonol Senghor ak Abdou Diouf waaye ndonol parti socialiste ci Ousmane Tanor Dieng mi dem bàyyi ñu fi maintenant yi ngeen di dégg ak yooyu yëpp am na amu ci du ma ne amul du ma ne dëgguwul waaye li am solo mooy lañ waxoon ba tey ci lañ nekk li ñu gënal mooy ñun ñëpp di tënk ci bi bennoo cëralante dëkk boo dem ku fa gañe woon te taxaw di dund te bëgg a wéyal la liggéeyam ñu wéyal ko su amatul su ko bëggul ñu seet keneen su luñ déggoo ànd defar Sicap Liberté mouvement la bu yees boo xamante ne ji yéene moo di jël mairie bu Sicap Liberté ci njiit la docteur Tamsir Soxna moo ca nekk mouvement boobee it bëgg na daal fexe ba Sicap Liberté nañ ko xamee woon ci doxalin bu baax ak it yorin wu sell ak jëf ju tege ci yoon mu daal di cay delluwaat ñu teewlu ko moom docteur Tamsir Soxna ci micro Modou Diop. Sicap moo nekk nii tey parce que de Liberté 1 à Liberté 6 bépp jeune bépp mag ñoo fi taxaw fi actuellement soo gisee ADSL monsieur le président gënu ma fi kenn mais peut-être dañ ma yaakaar moo tax ñu jiital parce que tey ku si nekk lu may wax rek Sicap ñun ñoo ko bokk borom gerte caax bi ak ministre bi ñun ñoo bokk yëpp Sicap ñun ñoo ko moom mais nag soo gisee damay dégg toujours les gens wax ne fii ñooy candidat idéal doo toog ba 2 mois ou 1 an des élections nga ne man mooy candidat idéal damay defar ma ne ko non mais je t'appelle en tant que doomu Sicap il est venu en tant que doomu Sicap pour jàppale Sicap ñu fi nekk ñëpp ci salle bi ay doomu Sicap lañ damay waxtaan ak ñoom amuñ benn condition bu ñu ma tegal liñ ma wax mooy tam ñoo bokk vision lii nga gëm ñoom moom lañ gëm suñ Sicap y a 30 ans ak Sicap léegi y a une grande différence dañ bëgg ñu àndandoor liggéey pour defaraat Sicap loolu moo tax. Génération Futur Média tey jii xëy na kon séddale yéenekaay bii di l'Observateur may koy doomi aadama mu di xalaat boo xam ne groupe Futur Média moom moo ko tàmbali ci jamonoy màggal gi lañ ko tàmbali lu toll ci 500 exemplaires yoo xam ne dañu koy baaxee ñii di lecteur yu yéenekaay bii di l'Observateur mu di doxinu fas yéene teg ci xew-xew bu ni toll ñu def ko nag ci jamonoy màggal gi waa Génération Futur Média it dàbbali ko ci jamonoy gàmmu gi dañuy déglu njiital Génération Futur Média di ci Diouf ñu déglu ko Alassane Ba. comme ni ñu ko defee woon ci màggal gi rek nan koy defee ci gàmmu gi maanaam def tirage bu bari ci l'Observateur def ko ci jagleel ko nag gàmmu gi spécial gàmmu la di ko tiré ko di ko maye gratuitement di ko jox gi defoon nañ ko ci gàmmu gi màggal gi mu réussir ñu fas yéene ko di ko defaat ci gàmmu gi tey suba ba léegi ñu ngi démarré yéen a ngi nii gis affaire yi ñu ngi koy defee groupe Futurs Médias lii mu def initiative bu rafet la dañuy bëgg nag mu koy pérenniser ko fi xam ne chaque fois mu koy répété ci événement yi gën a mag c'est le mooy groupe leader daal incha allah. fu mu toll nii jox nañu 500 exemplaires ñu koy distribuer gratuitement si di ko jox kenn du ko jënd kenn duñ ko jaay fenn. réaction bi am dafa wane ne nit ñi si boppam ñoo bëggal seen bopp groupe Futurs Médias rawatina seen journal quotidien bi ñuy wax ne l'Observateur dañ ko bëggal seen bopp ndax koo ko jox moom la yaakaar ne da nga koy jaay mais boo ne ko c'est gratuit day wax L'Obs daal sa kaw sa kanam quoi yéen daal jaajëf groupe Futurs Médias. waaw titre yi mu def nag bon tey dafa war a dëgg yàlla si wàllu tijaani yàlla dugg bu baax a baax si wàllu titre yi ndax la tijaani ya dans toute sa splendeur la wax quoi Cheikh Halim Malick
est le souffle vital de la Salatul Fatiha, le secret de la Jawharatul Kamal, le perle de la perfection. L'interview exclusive de Baba Lamine sur la vie de Baye Niass et la faïda, c'est la relation avec le Nigeria. El Hadji Diouf Sopp Dabakh, président Génération Futurs Médias. ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bu FESPACO ña ngi koy amal ci Burkina Faso tey jii kon lay tàmbali mu di ndaje moo xam ne bu weesoo sax mbirum culture ba ñu fay waxtaanee taskatu xabaar yu bari fas ko yéene teewe ndax it ñoom it am gis-gis boo xam ne danañ ko am ci wàllu cinéma ak ni muy doxee ñu fekkee fa suñu envoyé spéciaux yëfa Ibou Diouf ak Yaya Diallo. taskatu xibaar yi di fësal seeni liggéey ci lépp lu laale audiovisuel bokk tamit ci partenaires yi gën a fës ci lépp lu laale septième art wala cinéma FESPACO di xew-xew bu leen amal solo lool ndax dina leen may ñu fësal lii di cinéma. Très contente d'être ici parce que c'est la crème de la crème. mbégte bu mag la si man ma teewee fii si FESPACO bi. waxtaan nañu dajale cinéastes yi gën a xarañ si Afrique ak si diaspora bi. li si gën a neex nag mooy Sénégal mooy pays invité bi te man nag damay seetaan ay film sénégalais yu bëri. C'est le pays d'honneur cette année. Je suis au FESPACO parce que. man dama ñëw FESPACO ndax dinañ fi dawal ay film yu bàyyeekoo Cameroun yu bëri bi mooy ñaareelu yoon bi may ñëw fii ci Ouagadougou. de voir les films africains. FESPACO 2021 yemook ñaar fukkeelu édition bi ak juróom-ñaar ñu ne nag bëri nañ fi ñii di taskatu xibaar yi moo ne day bëri woon na ay jafe-jafe yu taxoon ñu dàqandi bi la xew-xew. la particularité li tax FESPACO bi neex ma lool dafa di ay moment yoo xamante ne dina tase kàngam yi fi nekk maanaam ñi mës a jël étalon bi te loolu tamit dina lu may ñu taseek yeneen confrères ñu waxtaane rek lépp lu aju ci wàllu cinéma. et de voir des films africains faits par les Africains. amoon na jafe-jafe ndax mbas mi ak tamit aspect politique bi tamit ak tamit si mbirum sécurité. waaye nag terewul FESPACO bi ñoom fexe nañ ba taxawal ko ba mu am. loolu nag moo waral teewaay RFI. taskatu xibaar yi benn ci ñoom ñoo xamante ne dañuy saytu lépp lu aju ci wàllu cinéma lii dina leen may ñu indi seen xalaat ci ni ñuy gisee cinéma bi ñu defaree fii ci Afrique. Je crois que dans l'ensemble on se cherche. yaakaar naa ne foog ñu xoolaat ni ñuy liggéeyee ci wàllu cinéma bu ko defee ñu boole xalaat yi ñu bañ di toog rek ku nekk sa ruq te doore ko ci li nga xam ne mooy production locale yi maanaam yu ñuy amale ci suñu dëkk yi. soit déjà effectué depuis sur le plan national. FESPACO atum 2021 ñu ne ndorteel bi tey lay doon ci ngoon ñu ne nag loolee dina may ñëpp ñu yëngu ci wàllu cinéma fii ci continent bi ñu fësal seen liggéey loolu yëpp ci njàppandal taskatu xibaar yi nga xamante ne dañ fi teew ngir fësal xew-xew bi. waxtaane wàllu tàggat yaram ak coupe confédération africaine football ñaareelu tour préliminaire aller jàmbaar tey jii da ci doon football ak Enyimba international FC bu Nigéria waaye dafa ñàkk match ba ci stade Lat Dior bu Kees dañ ko doon footballé benn bal ci dara la ko club bu Nigéria bi fekk duma kon tey jii samedi la bopp ñi yëngu ci wàllu football bàyyi nañu xel bu baax a baax footballkatu Sénégal bi di Sadio Mané ci la dugal téeméeri lu buyam ci Angleterre mi ngi noonu but boobee mooy téeméeri lu but bi Sadio Mané dugal kon ci Angleterre ba mu fa nekkee ak léegi. leneen ci tàggat yaram basket ak final coupe du Sénégal 2021 dimanche ji la ñu koy basket ci stade Marius Ndiaye ci diggante AS Douane ak Jeanne d'Arc Cheikh Sadibou Diarra. boobu xadar mooy laale ak mag loolu ñu mën ko dippee finalu coupe bu Sénégal ren ji jongante boobu di dox diggante Jeanne d'Arc bu Dakar bi nekk équipe buy yéeg ak AS Douane bi fi mën ci at yii dibéer lay am ci stade Marius Ndiaye. ke ñaari équipe yu baax lañu li ñuy retenir mooy Douane dafa nekk équipe bu mag année yëpp di jouer grand rôle ci basket Sénégal donc en plus mu nekk am ay joueurs yu mature donc nekk une équipe bu baax daal waaw bon et puis am na expérience su finale aussi il faut le dire ñaareel bi Jeanne d'Arc aussi nekk club bu mag mais fan yi mu nekk équipe boo xam ne mi ngi ñëw commencé na def prestation yu baax ci basket Sénégal ñaari at yi donc en plus mu am équipe ay joueurs yu jeunes y a beaucoup de jeunesse seen équipe donc yu engagé wu et puis dañuy jouer sans complexe donc yaakaar nañu ne war nañu mën a am final. dañuy wax ne final dañu koy gagné collectif bi am ci solo. li gën a am solo mooy collectif bi mooy def différence bi sur ñaari côté yëpp individualité mënu ci ñàkk parce que am nañu talent bi mais collectif bi daal la yaakaar ne moo ciy gën a génne équipe yi. final coupe bu Sénégal mooy tëj saison bi jogante Jeanne d'Arc bu Dakar ak AS Douane bi
dibeer bi la bu juróomi waxtu ci ngoon jotee club bu ci nekk mën cee jaaree yëkkati coupe guléet ren ji. rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar dina dellu si waat ci tubaab ak soxna Naata Mbaye jaa ngeen jëf mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.